lan mooy ay impression wala intervention bu mu bëgg a def par rapport ak loolu. voilà Ahmed balaa boobu dama koy bàyyi mu nuyoo ba pare soog a dugg ci sujet bi ñu ko laaj Capo internetu Seneweb ñu ngi lay déglu di lay seetaan. merci beaucoup maa ngi lay bëggee Mariama di bëggee sénégalais yëpp di wax que ni ñëpp maa ngi lay ñuy déwénati di leen wax ñu baal ñu àq di nuyu plateau bi ñi nga xam ne ñoo toog foofu yëpp Mouhamed sama turandoo maa ngi lay bëggee bu baax a baax kaana bu mag bi voilà di wax tamit comme tout à l'heure Capo dafa nekk koo xamante ne ni dafa xaw a tëradi donc sûrement mës nañ wax wala ñu joué loo xam ni am na ñum touché am na ñum naqari donc ñu ngi siy jéggalu ñëpp si weeru koor bu sell bi di ñaanal ñëpp jàmm voilà donc par rapport ak li Mouhamed wax ci société bi jeunes yi tout ça voilà man je pense que ni comme li la suñu grand wax professeur donc loolu lu fi yàgg a am la xam nga mais li ma mën a wax mooy jeunes yi nañ gën a gëm seen bopp nañ gën a xam ne y a pas de sous-métier nañ gën a nekk si focaliser wu ñoom ci seeni rêve li ñu bëgg donc sa rêve nag li nga bëgg du pour man du da nga ko war a jëli ji feneen wala du ko ni da nga war a tayle sa bakkan pour di jaar ci ay ndox di dem ci loo xam ne wóoru la ndax dina yegg ak doo yegg xam nga mën nga dem def ko pour yow alors que am na ñu fi newoon bëgg nañ la ñooñu si jar nañ nga leen ñuy sóoraale pour man tekki rek jarul yenn affaires yi nit ki tekki na ci rek mu am jàmm ci biir ci boppam donc loolu mooy li ëpp solo di wax ak gars yi ñu jàppale jeunes yi muy état muy voilà képp koo xam ni pare na pour jàppale jeunes yi rek voilà. merci beaucoup Capo. damay jox Mouhamed Diallo baax réponse kii di Capo. damay jox Mouhamed Diallo ñu def tour plateau bi rapidement gars yi ku ci am question rek par rapport ak li nga xam ne moom la jot a yëg kii ak situation bi surtout jeunes yeeg ndaw ñi. waaw Capo maa ngi lay siyaar di siyaar soxna Aïcha Thiam bu baax a baax d'abord moom di ko féliciter si taxawaayam parce que ràññeeku na bu baax a baax si li muy yëngu xanaa ma laaj ko rek benn question d'actualité boo xam ne nii xawoon na lëmbeel tuuti mooy ñi nga xam te nii tàmbal nañ di ràññeeku si wàllum bu ñuy yëngu ñoom nekk série yi muy nekk ay séries yoo xam da nga koy suivre bu baax a baax mais am coow bu si juddu ndax ñoom gëdd bi leen war a jox si wàllum ay payoor ak yooyu ba ñuy mën a di dundee li nga xam te ni moom la ñuy nekk di seen aar ndax ñu ngi koy taxaw bu baax a baax ak tam ndax gisul ne que war nañ mën a gën a organiser wu ñoom ñu tuddee ay acteurs ngir tamit seen àq ak seen yelleef ñu gën ko mën a sàmm. mais question bi doy na waar ci Capo parce que Capo à la fois acteur la ba pare nekk ci maison de production donc moom ci ñaari casquette yëpp xanaa di nga ci mën a tontu lu leer nag yow fi mu toll nii da ngaa war a di fayaate problème mu fayaate gi dafa am problème mu laaj payoor gi ñu leen war a fay ndax ñu ngi leen di jox seen àq ak yelleef am léegi yow tontul ñaar yëpp. di fayee ko. waaw. voilà maa ngi remercier Mohamed di wax que ni question bi am na solo. te je pense que ni loolu du côté acteur rek xam nga Sénégal dañu war a bàyyi xel lu bëri mooy nit ki lay liggéeyal da nga koy ameel àq xam nga donc nag si ameel àq boobu noonu mënuma wax que ni producteurs yi nañ fay ñëpp lu bëri parce que xaw ma aussi lan mooy seen budget mais ku bëgg lu baax aussi da ngay def dara tu vois donc mënoo def sa casting ciblé yenn acteurs yi ba pare bëgg a leen yemale cachet ak ñi nga xam ni daanaka ñu ngi ciy soog a dugg loolu pour man mënul nekk. te lu ñu mënti wax tamit série Sénégal cinéma mu ngi am benn jéego bu muy def fii nii ci Sénégal donc producteurs yi am na si ñoo xam ne ñu ngi ciy gis seen bopp et puis aussi acteurs yi sama mbokk yi ñu yërëm aussi producteurs yi parce que aussi da ngay bàyyi xel que ni film bi dafay bëri ay personnage bu nekk da nga ko war a defal contrat da nga ko war a fay donc bu fekkee producteur bi dafay demee moom kese ak li nga xam ni moom mooy ay moyens wu entreprise am parce que d'habitude da ngay def ba pare soog a jaay sponsor yi soog a ñëw lii soog a am donc pour man aussi foofu gars yi acteurs yi nga xam ni peut-être am na ñoo xam ni comprendre luñ mun naa ko expliquer noonu ndax maa ngi ci maison ba di fa liggéey en même temps doon acteur tu vois ça ne veut pas dire que ni dañ may fay sama cachet acteur su ma ci gisul sama bopp du ma jouer am naa si droit dañ may fay aussi leneen li nga xam ni moom laa fay liggéey mais li ma mën a wax rek mooy nit ki boo koy liggéeyloo tournage dafa métti yoon la nga fay ko loo xamante ne nii wax dëgg fa neex yàlla dina ci gis boppam te Sénégal doon fi star dafa métti xam nga du ma wax sax star mais célébrité rek nit ñi xaw la xam rek dafa métti
parce que gars yi dañ lay gis foog ni yaa ngeeg lépp sa down namatoo dara alors que demeewul noonu donc aussi nit ki ci li muy liggéey war na ci mën a gis boppam quoi si bu fekkee noonu la mën a demee voilà. waaw Ahmed déglu ngeen bu baax a baax réponse Capo bi bu ko defee ma bàyyi leen ngeen jox keneen kàddu gi rek. Seydatuna Mariama mu sell mi yaa Seyda moom laay jox kàddu gi. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu tamit ki nga xam ne moo di Capo Diallo dafa il m'a marché sur la langue mais dinaa leen mën a poser beneen question dañuy faral di gis boo demee ci biir maison de production yi ay acteurs wala mbokk ay nit yoo xamante ne dañuy bëgg a siiw daf leen di jaral lu nekk ba mu jaral leen am yenn comportement yoo xam ne xëy na rafetul te xëy na tamit comportement yooyu dina tax ñiy produire série yi wala ñu nekk à la tête des maisons de production du ñu mën a respecter acteurs yi comme il se doit ndax bu njëkk ba actorat dafa doon loo xam ne da nga ko doon jàng waaye tey jii nii da nga jël benn Maria boo xamante ne journaliste la peut-être que gis nga ne que am na taar war na mën a feeñ ci télé mu insister nga daal di ko jël ci biir série bi est-ce que loolu tamit dina indi respect entre ki nga xamante ne moo yor maison de production bi ak ki nga xamante ne moo nekk acteur loolu mooy première question bi. deuxième question bi sànq Capo dafa ne acteur nekk célébrité Sénégal dafa metti nekk star dafa metti est-ce que tamit nekkul ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñooy ñoddi loo xamante ne nekkul ci ñoom ba mu mujjee leen indil ay problème yoo xam ne duñu am fu ñu ko waxee. voilà Capo mu bàyyi la nga tontu première question bi. voilà première question bi je pense que mooy. mooy ñi nga xamante ni du ñu jànguñu acting dañuy nekk journaliste wala ñu nekk leneen bëgg forcément coûte que coûte siiw ci acting bi. ok d'accord donc pour loolu je pense que wax na dëgg mais mënuma ci wax lu bari parce que fi ma nekk liggéeyewuñ noonu. donc des fois ñu am casting ciblé. que mu nekk journaliste wala leneen ak leneen parce que xam nga ki nga xamante ne acteur la. bokkul ak comédien bi ki nga xam ni dafay taxaw sur scène di def théâtre donc acteur bi day ñëw ñu xool déjà profilam est-ce que personnage bii nii producteur bi soxla na ko pour li mu bëgg après loolu ñu xool ko casting tourné waat ko bien avant film bi di génn tourné woon nañ fi ay nit avant film séquence bi di génn ñu changé leen parce que lim producteur bi di wut que ça soit ci côté jeu bi ci yooyu noonu yëpp newul si moom xam nga mais da ngay gis ñoo xam ni dañuy am talent si dara donc loolu noonu dafay am lenn lu muy xaar mooy ku ko yee une fois nga yee ko nag mën nga ko may benn chance moom mu wane woon loo xam ne nii xamu ko woon sax ni que ni mu ngi si moom tu vois donc pour loolu je pense que ni bu fekkee am na maison yu koy def aussi bokkul ak Evenprod bi nga xam ni man fa laay liggéeyee parce que wax dëgg fa neex yàlla suñu liste casting rek dañuy gis façon nit bu nekk mais des fois producteur bi mooy am casting comme li ma la ko waxee ciblé voilà moom mooy naan kii laa soxla démarché leen ma ko ngeen indil ma ko suñ ñëwee ñu waxtaan après su moolee moom mu dem mais je pense pas que ni loolu war na mën a tax tey problème di am entre acteur bi ak ki nga xamante ne moom mooy producteur bi tu vois liggéey ngeen seq da nga koy wax li nga bëgg mu defal loo ko su jeexee jeex na loolu la waaw par rapport ak deuxième question bi mooy bu fekkee da ngay ñor di star wala célébrité loolu aussi am na solo parce que quoi qu'on puisse dire fii kenn naxul kenn lu waay def sa bopp loo fi ñor di tamit boo tëddee xam nga bu baax yow yaay kan li nga mën li nga mënul donc loolu la rek dina Sénégal nag gars yi dañu def affaire de comme li mu wax célébrité loo xam ni dafa compliqué xam nga ça dépend aussi ci personnage bi nga incarné ci film bi mais man je me dis que ak lu mënti doon bul nax sa bopp bul nax sa bopp voilà defal li nga xamante ne nii boo tëddee di nga nelaw kenn du la sonal tey on voit pas mal d'acteurs yoo xamante ne nii quoi qu'on puisse dire ñu ngi wër ci kër jàmbur yi ñu ngi wayaan ñu ngi def lu nekk ak leneen c'est vrai que nit mën na la barder am benn cadeau may la mais voilà mënul ñàkk mais boo bëggee nag déjà joué nga tourné nga parce que cinéma actuellement pour man série Sénégal du da nga ciy dugg nga ne lii moomu mën a may xaalis ñu bëri dañ ko def parce que ambition la ñooñu doo leen dégg ñu wax léegi ci def boobu nga koy def da lay ubbil benn bunt c'est-à-dire que di nga am audience di nga accessible ci nit ñi mën nga gagner ay projet mën nga gagner ay marché mais loolu yaa koy liggéey boo bëggee tourner rek après dem toog nekk sa jàpp voilà day xaw a compliqué mais dafay doon loo xam ni yaa koy liggéey di ci dox voilà pour man loolu la quoi. Merci beaucoup. D'accord Maria, j'espère que sa réponse am nga ci satisfaction bu baax. Merci beaucoup soxna Mati Diagne laa leen di jox.
la laaj rek par rapport ak dernière année yi dañoo gis ne ñëpp dañoo duggandoo dañoo pëccoxandoo ci affaire production film ñëpp tamit bëgg a nekk acteur est-ce que loolu tamit du indi problème parce que ñëpp suñu bëggandoo demandoo ci benn affaire ñëpp bëgg a nekk acteur bëgg siiw tamit parce que affaire yi genre siiw laa koy tuddee parce que ku génn benn ñaar yow nekk nga star sànq loolu la Maria doon wax est-ce que soo leen toppee loolu tamit du leen indi créer yeneen problème. soxna Mati maa ngi lay béggee bu baax wax nga dëgg mais xam nga tey nit ku nekk tey producteur bi newul moom mooy naan nit ñi non yow waroo def acting yow waroo def série yow waroo def lii sénégalais yi la ñoom ñoo war a xoolaat seen bopp parce que su làmb ñëwee ñoom ñëpp ñu bëgg a dem bëre ji su football ñëwee ñëpp bëgg a dem football yi su série ñëwee ñëpp bëgg a dem fii te yow mi ko bëgg a def yow sa jëm bopp xam nga ni amoo benn talent pour def ko tu vois wala yow sa jëm bopp xam nga ni li film di laaj pare woo pour def ko mooy comme li ma doon wax sànq ku toog xam nga sa bopp ku tëdd xam nga li nga mën ak li nga mënul donc yow mi nga xam ni yaay nit ki yow yaa war a njëkk a xam man ndax lii sama yëf la wala du sama yëf mais bu la ma riirandoo di yóbbaale pour nga pëtëx wala pour nga wayade ci live dafay yomb tu comprends donc foofu la loolu la rek pour man xam nga et puis voilà quoi vraiment. d'accord bu ko defee ñu jàll ci keneen rek. waaw Absa Anne laa koy jox donc Absa Capo mu ngi ñëw. waaw Capo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Aïcha Thiam yow itam ñu ngi lay nuyu man sama laaj kay dafay jëm ci contenu seen production ndax dañuy gis ni que jamono ji production yi nga xamante ne bii ñoom ñooy gën a dem bitim réew di am ay raaya mooy production yi xamante ne dafay jege lool suñuy réalité di fësal li nga xamante ne bii moom la sénégalais lambda bi du dund ndax kon producteurs yi waroon ñu xool déjà ci seeni contenu ndax yéen rawatina seen maison de prod bi des fois gis nañ ni am na yenn contenu yoo xam dañ koy carrément génnee ndax jàpp nañ ni conformul ak suñuy valeur ak suñuy culture. maa ngi lay bëggee soxna Absa voilà donc si li nga wax aussi je pense que ni am na solo mais mooy comme li may wax c'est-à-dire que yow ki nga xam ni mooy producteur bi dafay am idée yu bari ci boppam tey ku mel ni Evenprod def na fi façon série bu nekk on a fait Idole on a fait Mœurs on a fait Infidèle mooy comme li may waxaat lépp mu ngi dépendre ci public bi li mu bëgg avant tout parce que ki nga xam ne mu ngi liggéey war a fay équipe technique war a fay acteur budget tournage yow xam nga nu muy demee journée rek donc kooku noonu pour man sama xalaat buy def li mu war a njëkk a def mooy produit bi nga xam ne bu ko génnee ci marché bi gars yi dinañ ko consommer tu vois te si kaw loolu noonu Mœurs jaar na fi Mœurs voilà c'est film boo xam ni la dafay wax carrément ci li daw ci société bi réalité bi Infidèle même chose Infidèle peut-être que am na ñoo xam ne nii doxuñu wala dunduñ yenn affaires yi donc buñ gisee yenn mbir yi dañ naan lii est-ce que mën na nekk alors que yu bëri yoo xamante ne ni c'est des faits yoo xam ni Guèye si jëmu boppam muy Ibou Guèye bi bind film bi nit mooy toog wax ko ne ko lii dund naa ko lii ak lii mu jël ko scénarisé ko xool nu mu ko modifié ba teg ko donc kon xam nga ni loolu nekk na loo xam ne luy daw ci société bi la mais nag dafay am yoo xam ni comme man tey am na yoo xam ne bu ma ko gisee ci yenn nit ñi dinaa ne ah bon kon am na nit ñu mel nii noonu la demee nit ki di nga am foo xamante ne nii di nga ko dund di nga ko xam mais du lépp ngay mën a xam donc pour yooyu nag il faut que mu am genre maison yu mel nii wala genre leneen ak leneen loo xam ne mën na yeete rek ci pour que gars yi xam ne société bi lii ak lii am nañ fi parents yi gën a xool nu ñuy gérer seen doom yi gën leen encadrer et puis voilà. merci beaucoup Capo bu fekkee bu mu jokkoon mu ngi dox ba léegi dama la bëgg a jox rek suñu Capo ñun muy suñu bandi muy Babacar Kébé fekk film bi des fois ok Capo bi day daw moom la xale di gën a digal Kébé Babacar Kébé Capo bi dafa daw quoi nee na ñemewul Capo donc maa ngi lay jox baara bu ñu baara nga xam ne moom spécialité moom hip hop la te yow tamit comme yaa ngi yëngu ci hip hop bi xam naa du ñàkk ne moom sa carrière hip hop moo koy gën a intéressé que sa carrière acting donc ma bàyyi la ak baara bu ñuul. ok voilà Capo maa ngi lay ziar baax ba di nuyu Aïcha Thiam aussi damay ñëw directement rek ci sa carrière artistique ñu xool ne tantôt yaa ngi ci hip hop bi tantôt yaa ngi ci série yeeg yooyu noonu est-ce que Capo am na talent bi nga
talent boo xam ne dina mën a imposer wu carrément ci hip hop Sénégal bi nga xam ne dafa serré et aussi tamit bu fekkee ni yaa ngi ci ba léegi nii kañ lañu mën a xaar projet yi quoi. man maa ngi lay respect baaraw sëf di la def comme kaana nga ñu def nu yoo kaana man ak yow voilà donc nag pour que comme sa question ndax Capo am na talent boo xamante ne nii dina ko bàyyi ci hip hop Galsen ba léegi je pense que loolu public bi mooy wax xam nga man hip hop depuis ma nekk xale ba léegi maa ngi koy def si break dance laa njëkk a def après ma def affaire de rouleur après loolu ma def commencé def rap donc te hip hop nekk na loo xamante ne kenn moomu ko amul ku fi wër naan mu ngi fay rappeur par weer amul donc amul kenn ku mën a taxaw ne la defal rap bul def rap mooy comme li ma doon wax sànq nit ki li ngay def ci yow lay nekk mais tey bu ñu demee ba nga xamante ne ni parce que génneeguñ benn produit bu nekk à ce niveau bu ñu mën a xamee ndax sénégalais yi dinañ barder suñu rap suñu musique ou pas mais tey bu ñu ko defoon aussi gis que ni ñu ngi ciy def xaalis mais mu ngi ñuy tardel amaluñu benn avantage aussi du bàyyi mais mën nañ ko teg dem def leneen pas génn ci hip hop nekk ci hip hop ba léegi je sais pas doon producteur wala leneen ak leneen mais dootuñ téye micro di yéeg ci kaw scène di rap parce que dañuy xam ne mënuñ quoi voilà. ok merci beaucoup. c'est bon. Monsieur le maire dama bëgg rek yow ci wàllu culture ban place la am ban gëdd nga ko jox déjà ci sa commune ak ban rôle la mën a jouer ci développement wu dëkk parce que loolu bëgg naa nga waxante ko Capo moom aussi du ñàkk ngeen am ay échange donc monsieur le maire Cheikh Gueye laa lay jox nii mu nekk maire Derklé Dieuppeul en même temps nekk premier adjoint maire bu ville de Dakar. Capo maa ngi lay nuyu li ma fi dégg nga wax ko vraiment dal na xel. Ça prouve que. maa lay fay monsieur le maire. Ça prouve que relais bi c'est assuré. Et li ngeen di yëngu dafa am solo. que muy série yi que muy rap bi culture dafa am solo ci askan ci développement réew. Senghor daan wax naan la culture est au début et à la fin de tout développement. Donc dafa am solo mais comme ni ko soxna si waxee il faut que mu nekk rap wala ay série yoo xam ni. dañuy def suñu réalité wane ñun ñooy kan ñun ñooy lan fan la ñu jëm fan la ñu bëgg c'est-à-dire buy def suñu réalité ñun mooy li may wax mu nekk rap bu adapté rap bu ñu tropicalisé et xam naa yaa ngi ci parce que comme que yaa ngi ak sama ancien élève bi ñàkkul leen wax sama ay góor ak samay bëgg-bëgg Aïcha. réaction Capo. c'est vrai. ayca maa lay béggee monsieur le maire di la wax que ni kontaan naa di la jox sa wàcc waaye di la respect voilà li nga wax am na solo trop te pour man loolu la sax àdduna pour man lépp looy mënti di def war na mën a am message war na mën a am benn thème bu am solo xam nga français yi dañ koy wax musique conscient donc noonu la demee damay wax gars yi ni damay déglu mbalax mais duñ ma mën a comprendre parce que des fois nga déglu son mbalax yoo xam ni da nga koy dégg da nga siy am benn jàngat da nga siy am benn message boo si mën a jël xam nga donc si série aussi noonu la mën a demee donc tegal sa série et puis mu am message mu mën a yee nit ñi. merci beaucoup Capo su fekkee bu mu jokkoo bi dafa mel ni dafa tagga témbe ñu ngi nekk en ligne wala en direct ak Capo et tout voilà continuer c'est vrai que gars yi dinañ def film dafa yaatu da ngay seetaan épisode 40 minutes donc dina am séquence yu bëri dina am Mariama dina am kii si loolu noonu yëpp benn si nekk dina am boo xam ni moom moo lay jox message maanaam boo ko jàngatee bu baax dina am message boo si tiit donc loolu la te li mu wax aussi di gën a parce que franchement da ngay seetaan produit yoo xamante ne nii kenn xamul lan la amul message amul thème amul qualité te loolu day yàq suñ liggéey dafay yàq suñ liggéey xam nga gars yi dootuñu jox cër benn côté te je pense que gars yi dégg nañ ko te producteurs yi dinañ ci gën a bàyyi xel incha allah. merci beaucoup Capo man fi ma bëgg tëjee rek daal di jox Aïcha Thiam mu daal di tëj tàggatoo ak ñun parce que xam naa bëgg ngeen dogu def yeneen ak yeneen mbaxalu Saalum bi mu ngi tege donc man problème bi nga xam ne moom la ñoom Maria wax ak Mouhamadou Diallo
man dama bëgg a laal yax bi tey actrice bu toll ni Halima Gadji ci année bii nii ñu nommé ko meilleure actrice africaine xam nga de l'année donc ñu nominé ko loolu ba pare ñun Sénégal maanaam actrice bu toll noonu ci wàllu culture mu yóbbu drapeau bi foo xam ne xalaatuñu woon ne acting dina fa àgg fii ci Afrique ñu nar ko perte su ma waxee nar ko perte waxuma Evenprod waxuma Mbarodi waxuma mu jénn maîtresse d'un homme marié ou pas mais bu ñu demee ba actrice bu toll noonu ñu gis ko muy ñaxtu ba sax nar a retiré wu ci li nga xamante ne nii moom mooy métier bi yow loolu lan la lay def en tant que acteur nga gis ku man li muy def toll noonu nar a jénn ci affaire bi ndax dawul sa yaram. même doy dagguma la sax mais naruñu ko perte nañ ko ndax signé na Côte d'Ivoire. ok voilà. donc Capo donc dégg nga ko noonu ñu bàyyi la nga indi ci sa réaction. métti na trop nga gis actrice bu toll noonu tey ñu nar ko perte nii ngay dégg ay signé na Côte d'Ivoire signé na feneen ak feneen te mu waroon a doon tey fierté sénégalais yépp je pense wala lu demee noonu en plus ñu ne lan moo tax mu bàyyi ñu ne parce que cachet bi mu doon laaj fayuñ ko c'est vrai que mën na laaj cachet boo xam ne aussi producteur bi amul ko mais je pense que ni bu ñu waxtaanee ak li ñu jot a seq ci relation parce que quoi qu'on puisse dire je pense que série boobu mu ngi ci 3e saison je sais pas 2e donc am nañ benn relation bu fa am donc am na nuñ doon waxtaanee ak moom peut-être man ci sama xel dina leen accorder liñ bëgg te moom du ci gaañu ñoom tamit duñ ci gaañu quoi mais bon comme doo xam fee bi nan la demee carrément aussi doo ci mën a wax lu bari mais métti na trop wax dëgg fa neex yàlla voilà. merci beaucoup Mariama maa ngi naan Mariama Capo may yóbbaale sax Aïcha Thiam Capo moo may yóbbaale donc ma bàyyi la rek ak Capo ngeen tàggatoo daal di lekk seen mbaxalu Saalum. waaw macha allah mbaxalu Saalum baa ngi fii tegee kaani beeg soble beeg yëpp bu ko defee nag Capo ma bàyyi la nga tàggatoo ak waa Sénégal tàggatoo ak waa internetu Seneweb. voilà di wax ñëpp que ni kontaan naa Seneweb suñu kër la Mouhamed man ak moom am nañ ay relation yu baax dem nañ bay xaw a bokk seen TV mais damay dem muy ñëw xam nga voilà daje nañ aussi si yeneen lieu daje nañ Touba daje nañ feneen ak feneen si liggéey bi mu doon nit ku baax ku oyof ku amul benn problème wax dëgg fa neex yàlla di ñaan jàmm Sénégal xam nga parce que jàmm si la lépp xaj di ñaanal ñëpp liñ bëgg seen xol ñoo ko xam yàlla defal leen ko ci at bu sell bi voilà di wax que ni kaana du xalaat bandi du xees kooru jàmm. waaw Ahmed j'espère que sa waa plateau kontaan nañ bu baax a baax tey ndogu ak bi ak ki ñu ko àndaloon. ayca merci beaucoup di leen jaajëfal yéen ñaan ñëpp di kontaan bu baax a baax di leen bàyyi rek di leen wax bon appétit ñun ñu continuer li nga xamante ne mooy suñu plateau donc directement damay dem ci Babacar sans transition.